nii nga teg ci deram loo xamante ni ah maanaam naqarlu na ko rax ci dolli te paa bi xaruwul de xam na li yàlla wax ci xaru dama bëgg mu leer justice il faut ngeen def seen enquête bu baax nag pour njaboot gi mu fiy bàyyi mën a nekk ci jàmm xam ni seen papa ak seen maam seen kilifa diine dafa setoon wécc ci dundam te dafay set wécc ci ginnaawam foog ngeen setal deram waaye yow Lamine billahi wallahi wa tallahi boo guddee fan dina ma jaaxal boo guddee fan moom damay jaaxal moom kenn du la rey nag du am dérapage maanaam dana tegu ci dëgg dana ànd ak yar am teggin wallahi dama ko rafetlu li mu wax murid laa Tuuba la dëgg yàlla xam ne dama d'accord ak moom 100% ci li mu wax man nii man li ma gëm mooy samay waajur sama papa wala sama yaay ma yëkkati dara joxal ma seen xol sedd ci man ñaanal ma ñaan googu dama gëm ne amul mindeef moo mën a ñaanal ñaan googu gën a dal googu malgré am naa kër waaye xëy na li ma jot a jàng ci mën naa am moo tax mënumaa yemale maanaam sama waajur ki nga xam ne jur na ma di ko yemale mindeef yàlla bind loolu du ma ko def beneen bi ci des mooy ci wàllum suñu borom képp koo xam yàlla ni mu bindee doomu aadama ni mu keree alam ni muy saxale ay gàncax bi bu nawet jotee taw bi ngay xalaat ci maanaam yooyu nga xam ne suñu borom bind na leen nga xam ne yow li ngay dundee donc booy xalaat naka la ko suñu borom def nga xam ne lii mbindeef mënu ko booy xalaat ci loolu rek dana la gën a dolli nga mën a kennal yàlla xam ne suñu borom wuruñu ko jégale tëkkale kenn waxuma la dara mais toujours ci yërmandeem yàlla xam ne ni chaque jour nit a ngi def loo xamante ne bii jàpp nga ne kenn xamu ko waaye sa borom xam na ko bu ko nekkoon mu weer la ni mu yëkku bu ko ëpp ci rek moom yàlla jalla jalaalu kooku yërmande ci doomu aadama man mi nga xam ne mbindeef yu bari la bind waaye mbindeef yu bari mu tàggatal leen doomu aadama yi ñu jariñu ci moom yàlla moo bind yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo muy ay xar wala ginaar wala ak bàyyi yu mën a doon ba ci ay fas yëpp mu tàggatal ko doomu aadama ngay jariñ ci moom pourtant doomu aadama bi defalu ko loo xam ni tax na mu gënale ko ci yeneen mbindeef yooyu waaye wala xadd karramnaa bani aadama xamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdiila yaakaar jël borom loolu day ak réer mënu koo gën a kaw am naa nag bu dee Sëriñ Tuuba man nag damaa wuteeg ñu bari ci ne nga xam ne noonu laay doxale ndax man li ma tàmbalee jaar ci xam-xam ci téere sëñ bi laa tàmbalee li nga xam ne moom moo ko taalif ñu ci taw xiit yëpp tasawuf yooyu yëpp bind na ci waaw waaye li ma bëgg a wax rek mooy tawxiid moom suñu borom moo ko jagoo waaw sëriñ bi li mu bind ci ay maanaam bind yoo xamante ne bii ci kennal yàlla la jëm kenn xamul nu mu toll amaana nag maanaam du ñëpp nag bari na ñoo xam ne lenn ci ñu ñuy woowee waxtaankat yi amaana ñooy lu ci ëpp parfois mën naa am nañuy waxee ak nañuy doxalee mën naa réeral ñu bari waaye lépp solo daal mooy li may dénk ndaw bépp ndaw mooy nga jéem a gëstu jéem a jàng xam yaakaar naa nit boo xamul mën naa am fi ngay teg sa tànk doo ko xam wala boog da nga neex a yu bari waaye wax ko di jégalu bu baax di rafetlu maanaam waxtaan yi rawatina Oustaz Ismaïla Diallo macha allah di ñaan suñu borom ñu ci siraatal mustaqim may ñu mujj rafet
jéggal nga suñuy rëcc rek bismillah macha allah. jërëjëf jërëjëf si intervention yi xam naa ñi mën a dugaat ci émission bi ci thème bi ñu gën a barkeelu tamit yal nañu yàlla sàmm daal ku nekk gën laa gindi waaw lu am solo la daal intervention yi lu ci mel ni tonton Ismaël ak FG xawma la naak leen borom foo compte bi waaw barakallahu fiikum léegi ci kan lañuy topp kii Mouhamed mi xam naa yàgg na fi torop Mouhamed Rasoul Xaadim Rasoul ma naan Mouhamed sax Xaadim Rasoul yaa ngi fii Xaadim xaw ma lan ñu ne ko dëkkoo Touba dafa bokk ci pas-pas bi de Xaadim bàyyi ma wàccee la keneen ñëw incha allah maa ngi nii Taalibe Bamba mën nga yéeg de modérateur bu fekkee mën ngeen yéegal Taalibe Bamba parce que dafa amoon après njaay topp ci daal genre yi dafa am lu mu jotoon bind daal te bëgg naa ñu def ci ay leeral incha allah Mamir waaw soxna Mamir aywa bismillah Mbàkke neex ah ma ne Mbàkke moo neex xanaa rek maa woon ne gaa ñu ngi nodd fii continuer leen dañu daal bismillah salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si naa def. sant sama yaay ak sama papa ak sëñ Tuuba waa léegi bu la neexee nga teg ci Firawna kooku moom yow la engagé léegi. dama lay déglu ma dañuy waxtaan. déglu ma danga maa nuyu rek ma fay la. asalaamaaleykum dama bëggoon ñu waxtaan su fekkee ne mën nañu waxtaan dañ koy teg dama bëgg waxtaan bi ñu teg ko si ñaar. billaay mën naa nekk. waaw déglu ma rek ni ma la déggee ngay waxee xam naa ni doo mag xale nga su ma la motul wajur itam mat naa la mag donc war naa la mën a nasiixa war naa la mën laayo biir laayo biir gi ma lay laayo biir nag dama koy mel ne ku koy laayo biir sama bopp xam nga nit yenn saa yi ngay wax loo xam ne yow mi koy wax gëmoo ko xam nga sant defe naa ne jàng nga gën jaa néew alquran tuuti te defe naa mokkal nga faatixatul kitaab defe naa mokkal nga ko te booy jàng faatixa ci julli bu nekk 17 fois par jour da nga naan alhamdulillahi rabbil alamin defe naa loolu alquran la alhamdulillahi rabbil alamin da nga koy wax bis bu nekk booy julli waaye léegi alhamdulillah cant gi foofu kan la ñeel yàlla yow yaa ko wax de kenn forcé wu la bon keneen koy sant keneen koy gërëm yàlla moo naan la gërëmal kooku comme say waajur yàlla dafa ni bàkkal yàlla waaye gërëmal say waajur gërëm ay waajur dañ leen di gërëm maanaam ngërëme bi ngay gërëmee say waajur da nga leen di gërëm ci jur giñ la jur ci kàttanu yàlla teral la tette la ba nga màgg am ci yow yërmande moo tax nga naan yàlla yal na nga yërëm sama ñaari waajur niñ ma yërëmee woon rabbi yarhamhuma kama rabbayani saghira da nga ma yëggale sama waajur yërëm leen ni ma yërëmee woon bi ma nekkee gune bon maanaam ñooñu nga leen di ñaanal boobu ñuy dund wala ñuy dee mais kenn wax la comme li nga wax léegi boo nee maa ngi sant yàlla maa ngi sant samay waajur déglu ma rek maanaam boo juumee bu ñu la rectifier da ngay nangu. waa léegi su ma paree yow ma déglu dégg nga. dinaa la déglu soxna si. incha allah loo yàkkamti wala li may wax xanaa dafa jubul. jub na de waaye man am naa droit ne sant sama yaay ak sama papa sant suñu Tuuba. waaw ne doo dégg nee naa la santaaleel Firawna bu la neexee. wala Iblis kooku yow la engagé. xoola Serigne Touba kenn sant loowu la ka. du question droit de da nga mën a wax rek am na ko xam ne am na làmmiñ mais mënul wax yow yàlla moo la may làmmiñ boo yombalal ci yow wax. du question am nga droit ci lu la neex de làmmiñ wi yawmal qiyaam loo ci mës a wax dafay seede loo mës a wax ca làmmiñ baat boo ci mës a génne
amul baat booy wax rek loolu yàlla nee na bind na ko ci benn téere bu leer téere boo xam du far illiyin wa ma adraka ma illiyin kitaabun marquum téere boo xam ne dafay seede yow yowmal qiyaam lépp loo mës a wax daañu ko ci bind du far bon looy wax sa làmmiñ bul ni am naa ci droit damay wax nang déedéet amoo ci droit ci islam laa wax amoo droit wax li nga wax damay sant sëriñ ji wala nangam amoo ci droit yàlla moo la ko tere léegi nag bu la neexee nga wax ko junne yoon am na ñu toog naan nous remercions Lucifer mooy Iblis am na keneen kuy sant Hitler am na keneen kuy sant keneen ku la neex santal mais na nga am responsable bis bu ñu taxawee yowmal xiyaam ni la nangam bi yaa ko waxoon doo ko mën a weddi. waaw bu boobaa du ma ko weddi. no wa déet soxna si doo dégg man la lu la neex defal ifal ma shiit kama tuddiin tudaan yow saa sam nee na defal lu la neex la nga lebal yàlla rek la lay fay ñun li ñu mën xam nga lan la mënuñu jubal kenn dañ lay tere buñ la teree bu la neexee nga jëf bu la neexee nga bul jëf kooku yow la engagé ñun suñu devoir mooy liñ lay wax boo ko jëfee moo gën ci yow boo ko jëful ñun wax nañ la ka. waaw dëgg la. dégg nga wax ji bon su fekkee ni da nga foog ni boo nee sant Sëñ Tuubaa da nga am lu ñu naqadi boobu da nga juum parce que xamal tax du ñu naqadi dan ñu naqadi ci lenn muy ndeysaan réere gi nga réere kàddu yàlla bay wax yenn baat yi pour yow du dara yoon saa sam ne nit dana wax dara defe ju ko jàppee dara fekk na kàddu la gu rëy ci yàlla mu def dara réel ko lool fekk na du dara ci yàlla kàddu yi nga wax nag pour yow dafa woyof ci làmmiñ trop mais lu rëy la ci yàlla dama la jox benn xadis rek pour wàccee jox la. waaw ba pare nga may ma wax yoon saasam dafa ni kalimataani xafifataani ala lisaani xabibataani ala rahman saqilataani ala almizan ay kàddu nga nii yu weef ci làmmiñ mu bëgg ko loolu aji yërmande ji waaye muy diisal balance yowmal qiyaam subhaan yoon saasam nee na lu yàlla bëgg la xabibataani ala rahman waaye saqilataani ala almizan luy diisal balance bi la yowmal qiyaam et pourtant ay kàddu yu weef la ci làmmiñ dégg nga léegi yow li nga wax nii da ngay sant Serigne Touba fan nga ko teg ci alquran ak sunna. waa léegi man damaa bëgg Sëñ Tuubaa moo tax ma koy sant. waa léegi non waxuma la bëgg dama la laaj fan nga ko teg ci alquran waa ak léegi sunna. yow déglu ma papa man nga ma papa man nga ma nijaay man nga ma lépp. yaa ngi dégg li ngay wax dama laa déglu. yaa ngi dégg ci ak respect ci daal. waaw léegi dama la laaj fan nga ko teg ci alquran ak sunna li ngay wax. waaw dégg danga may déglu rek saay bu mu dégloo rek dinañ ñëw dinañ déggoo. yow léegi yow murid nga wala doo murid loolu rek laa leen di laaj ba pare ma tontu la ci question bi nga ma posé nii. waaw léegi doo dégg dama la laaj li nga wax. waaw fan man nga ko dama teg la laaj xam nga sànq ba léegi ba ma dalee ba ma duggee ba léegi bàyyi woo ma. soxna si li nga wax fan nga ko teg ci alquran ak sunna. déggu ma ko alxuraan déggu ma waaye man bëgg ma bëgg Sëñ Tuubaa moo tax ma wax ko bu yaa ma xiyaame bu ma ko laaj. dama nga fóoti incha allah dama nga fóoti incha allah léegi nañ jaar ci keneen incha allah ki amul argument. laa reen ragalal yàlla ci li ngay wax li nga wax du dëgg de. dafa bëri ay lënt kii dañ ko nar a. non xam nga nasiha bi muy wax nañ ko li yàlla wax maanaam ñii du maanaam kii xaleel la. sëñ Tuba quoi moo tax. waaw sëñ Tuba xam nga moom xam nga ñu mel ni nooy def da nga leen di fàttali li nga leen di fàttali gis nga daaw dafa am ñetti nit yooyu waxanteel dafa am koo xamee ni moom bu ko bàyyi mu expliquer ndax amul lay maanaam kii mën na wax 5 heures de temps du la indil moom li mu nekk sax comprendre ko dégg nga wax li mu nekk comprendre donc da nga koy wax li yàlla wax loolu dugg ci noppam nga bàyyi kaa garab googu mu dem kañ la koy jëriñ yàlla moo xam te nga koy ñaan yàlla njub mais di ko jox muy expliquer non damaa bëgg sëñ bii damaa nangam 1 heure de temps même chose la lay wax parce que jàngul alquran jàngul sunna dañoo toog ci xelam. waaw man nu mu yàggee fii xam nga elle a fait plus d'1 heure de temps quoi. waaw mais li nga wax da nga ko xeeb est-ce que ñun li ñu ko fàttali da nga ko xeeb. non waxuma loolu de mais xam nga genre yi nii man damay kii daal pour ñu gën leen comme ñoom. waaw léegi li ma dëggal ma yëgewaat ko bon léegi yow nga ne si xaka parce que man xamatuma lan ban discours lañ ko mën a. asalaamaaleykum mbokk yi ana modérateur yi yéege leen ko incha allah.
xëy na sëñ Touba moom xëy na am na argument yu gën a solide man. asalaamaaleykum. léegi ana mu yéege waxuma côté argument waxuma côté argument maanaam buñ comme dafa yàgg fi dégluwoon nañu bëri waxuma côté argument de. waaw non dama ni non waaw léegi mais léegi nga bàyyi ko fii ci kaw léegi ban intérêt après la kii j'ai pas compris quoi. non maanaam nu mu yàggee fi yàgg na fi ñu gënoon am na point yu bëri xam naa yi nga xamante ne dafa bëri ay lënt ci moom. waaw moo tax man léegi nañ ko yéegee léegi yow nga ne si xam nga je suis pas parfait aussi quoi xam naa ni mën na am juum naa ci ay tomb léegi après yow nga leeral ko loolu incha allah. non nañ jàll ci keneen. non déet sëñ Touba xam nga panel bi dañ ko def pour yee nit ñi comme ni nga wax mën na man. je suis pas parfait damay jub comme ñëpp. la reine nee na Ismaïla Diallo prête toi non man je suis déjà prête. gis nga la reine. dama lay xamal benn mbir mu leer xoolal. la reine. non déglu ma déglu sëñ déglu la reine. dama bëgg c'est un message que je vais te faire passer bu la neexee nga enregistré ko. dama bëgg nga gis nga toutes les polices de la terre nga boole ci FBI GIGN nag ñoom ñëpp ñu jël prison bu gën a metti ci kaw suuf ñu dugal ma fa. nga seet daaw déglu ngeen seet nga seet la reine ndax daaw bi dana taxaw. la reine man dem naa kaso ndax daawa bi la reine man lenn lay ñaan muy ma dee fekk na maa ngi def daawa. su ma dee woon itam daawa bi day continuer yoon saa salaam moo gën ci nit ñi ci ñi doon daawa faatu na islam mi ngi continuer gis nga dajj bi man ma nekk fekk ñàkk fi nekk tëj leen doaat Sénégal yëpp buñ leen tëjoon sax islam daawa bi day continuer donc ay prépare-toi ak yooyu kooku dañ koy wax koo xam ne parce que nit bu amul tawhid day ragal parce que yéen li ngeen ragal mooy kaso àddina yi ñun nag kaso àddina yi ragaluñ ko parce que xam nañu addunya jannatul kafirin waaye sijnul muminin fi kaso àddina bi la. yow déjà tu es dans une prison spirituelle boobu moo gën a doy waar maanaam nga nekk dans une prison spirituelle def nga ba jàpp ni gëmatoo ni yow dogal ci loxo yàlla nekk mais la ren man bi ma demee prison 2014 am na ci ay nit ñoo xam ne seen pas-pas yi la ñu yoroon biir prison laa nekk di dajji ba ñu génn seen tarixa yi man fekk naa prison ñu daaw doon julli ma waxanteeg ñoom ba ñu julli nekk bi ma dem prison am na ñu fa gisee sunna ndax gis nga loolu. bon bis bu ma yàlla ne da ngay demaat foofu pour dajji fa rek wallahi dama fay demaat man amoo problème boobu donc Ismaïla Diallo prépare-toi ak yooyu wala man je suis nee naa la man su ma xëyee dama naan du ma gont su ma gontee dama naan du ma fanaan man noonu laay dundee kii dundee pas-pas boobu yow nga toog naan ka prépare-toi ak nangam te yow yéen a ngi nëbbatu ci gannaaw ay profil di fen ay nit yonent yàlla Yuusufa def ci ay fen def na 14 ans prison yonent yàlla Yuusufa laa wax alayhi salaatu wasalaam dama ko gën man dama ko gën Guantanamo demal y a 973 ay prisonniers musulmans tax na islam taxaw Imam Ahmad fu mu gaañoo du ci kaso ñaata actuellement demal Saudi ñaata lañ fa tëj ci ay borom xam-xam ñaata jullit ñoo nekk ci kaso yi ñaata jullit la ñu rey Palestine par jour dafa tax islam taxaw mais il faut arrêter te ngeen ñëw indi ay argument ngeen jàkkaarloo nit ñi man ñaata fan laay toog du ma nekk si TikTok bi boo yaa ngi leen di dajji nga naan diw en prison diw en prison et après ñoom ñoo ngi prison même bu ñu fa nekkoon di def ñoo ngi fa temps bi ñu fa war a def kenn mënu ci dara. dina dellu lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. sa biir di jooy. xoolal yow xam nga lan la xoolal dégg da ngay fen mais kan moo yëgee imbécile bi fii kan moo yëgee imbécile bi ñëw rek ñu kat seen ndey dem na mbale yow loolu mooy sa argument ñëpp la ñuy jàpp doomu raam yi ku leen ci yéen. mais xam nga li ma jaaxal quel est l'imbécile kan moo yëgee cette fille là kan moo yëgee cette fille là tonton Ismaïla ñii jaruñu tontu kan moo yéege set dama bëgg a xam ci modérateur yi kan moo yéege kan moo xamee ni kii c'est une femme bu bon la ngeen kan moo ko yéege si la tonton Ismaïla kii jarul tontu non kan moo yéege non mbokk bàyyi leen ma waay s'il vous plaît man ñii man dama leen di tontu man mënu leen fexe ba du ma leen tontu man noonu laa nekkee ak ñoom man sama problème mooy kan moo gis femme bi li muy wax ci suuf wax yu ñaaw yi mu koy yéege pour lan lan mooy objectif bi mais suñu borom gis na la. ma bàyyi commentaire yi tamit nag.
maa leen commentaire nu live bi nu continuer waxtaan ba leen kii su ngeen waxee commentaire yi détourner live bi tamit. yéen seen Serigne Touba bi ngeen di wax Serigne Touba ci prison la dee. il est mort en résidence surveillée 14 ans de résidence surveillée ngeen naan ma diw dafay dem kaso yéen waru leen wax kenn kuy dem kaso 14 ans la def résidence surveillée wala 19 ans. asalaamaaleykum. sëñ Ismaïla. sëñ Ismaïla. man du man maay sujet bi de incha allah. sëñ Ismaïla. du man maay sujet bi de incha allah. waaw ma ne nañ waaw loolu laa bëgg a wax quoi loolu laa la bëgg a wax ma ne nañ waxtaan rek nañ wàcc affaire bi léegi gannaaw ñëpp ñëwaat nañ. non ñu wàcc ignoré après ñu gën a waxtaan quoi ñun ñëpp ñu jëriñ. man kenn du ma toog nit di ma sànni ay kii dinaa ko wax li ma war a wax. aywa salaamaaleykum mbokk yi maa ngi jégalu ci kàddu incha allah. non d' accord je dis très bien. alors moi je. allo. salaamaaleykum. na ngeen def. sëñ Ismaïla. Excusez-moi. fii daa mel ni kër gi kenn wu fi. Non. Écoutez, on va calmer un peu ça. D'accord? Bon, moi, dans ma langue français, parce que ça m'a wolophobie doit. Bon, je voulais juste dire, il faut calmer le jeu et que pour vous dire que votre live, peut-être beaucoup de personnes le prennent comme cible, mais c'est un bien public, c'est un mal nécessaire. D'accord? Et on doit, il faut vraiment voir un peu les modos que vous avez, les modérateurs. Parce qu'il y a, des fois, il y a un peu de dérapage qui est intolérable. Moi, je suis tout le temps dans ces lives-là, j'écoute. Et c'est très important, c'est que la sunna que le prophète nous a léguée, et que vous êtes en train d'appeler les gens à la véritable religion que le prophète nous a léguée. Et ça fait mal aux gens. D'accord? Parce que les gens suivent leur passion, suivent les gens, les personnes. Sinon, tout ce que vous dites là, c'est que des bonnes paroles. D'accord? Vous voyez? Et c'est quoi? Tout de suite, ça va dans les insultes. Alors que vous êtes là en train de parler les hadiths, les versets coraniques. D'accord? Et ça ne suffit pas pour eux. Parce que c'est une maladie. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde du mal de bid'a. Tout ce qui est innovation dans la religion islamique. C'est un danger. Une fois que ça touche le cœur, ça devient quelque chose de grave. Tout à l'heure, personne n'a demandé de ses parents. Il prend ses parents tranquillement. Il les insulte devant tout le monde. Il humilie ses propres parents. Au nom de qui? De toutes les façons, le cher Ismaël Diallo, il a tout dit. Hein. Franchement, vous allez continuer à faire ça parce que c'est bien pour le bien-être de musulmans sincères qui sont pris en piège, dans le piège de ces tarikhs-là, qui sont là une fois que tu goûtes et il n'y a rien qui est épargné, tes parents, le prophète, tu mets tout le monde à la poubelle, tu prends un être humain que tu n'as jamais rencontré dans ta vie. Personne aujourd'hui au Sénégal a rencontré Serigne Touba en vrai, parce qu'il est parti plus de 100 ans. Mais vous avez des gens qui sont prêts à tout faire pour ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui était brave monsieur, certainement. Mais quand on regarde ses écrits, il y a des erreurs. Il y a des erreurs monumentales. On ne prend pas la vérité de quelqu'un, on prend les vérités auprès des personnes. Te dire là, on ne prend, à l'islam en tout cas, à l'islam, on ne prend pas quelque chose parce que c'est Nangam qui a dit, le fils des temps, ou c'est qui a dit. On regarde ce que la personne dit. Est-ce qu'il est cohérent avec les paroles des prophètes? Est-ce qu'il est cohérent avec le Coran? Et ça, on voit que chez nous, là, au Sénégal, et les tarikhs, là, ils veulent plus de tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience. C'est pas facile.
J'ai l'habitude de voir ici les gens, ils montent, ils vous insultent. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui monte, qui insulte ses propres parents. On lui a rien demandé, hein. Qui dénigre ses parents, alors qu'on ne l'a rien demandé. Ça, c'est pas un truc de chayatine. Ça, c'est pas un truc de chayatine. C'est des chétans qui sont derrière ça. Ça se voit leur comportement. La maman qui monte là avec sa fille là, qui est là, qui est en train d'insulter. Est-ce que c'est des mauvaises personnes seulement qui vont en prison? C'est pas seulement les injustes qui vont en prison. La preuve est là. Aujourd'hui, la personne qui est en tête du Sénégal, là, il est sorti de prison. La prison, c'est pas mal en soi. On a vu des prophètes qui ont fait la prison dans l'histoire de l'islam. Foutez-nous la paix. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, je vous encourage. Moi, en tout cas, je vous suis. Je termine tout de suite, hein, Inch'Allah. Je termine tout de suite. Voilà. Je vous demande beaucoup de patience, que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous assiste. Voilà, parce que la bida, c'est la fitna, c'est le gros fitna qui est dans notre religion là. Barakallahu fikum. Oui, ça te regarde là, ça te regarde. Ouais, c'est une toubarek, ça te regarde. Ça, c'est pas un verset coranique, c'est pas une hadith, on s'en fout. Voilà. Salam alaikum. C'est une toubarek. Kase. C'est une toubarek. seen lëfal nday. Waaw, seen tëjjaw nday li ngeen di wax yëpp gëmuñu ko. Seen Touba lañ gëm. Waaw, loolu ngeen bëgg a dégg, seen Touba lañ gëm. Voilà. seen data yaay. Est-ce que je peux avoir le modo là? Serine Touba, Nit là. Regarde un peu mon profil si je peux avoir le modo là. Voilà, d'accord. Merci. Et moi, j'aime bien votre live. Hein? Voilà. Si vous êtes là, Inch'Allah. Barakallah fikum. Bu la neexee nga wàcce ñun seen Touba lañ gëm. Tey ak ëllëg. Matin midi soir. Wala ngeen wax lu leen neex. seen data yaay. mbokk bu kenn wàcce de bu kenn wàcce incha allah. wàcc leen ñu boo leen bañee seen. non bu leen ko wàcce mbokk dimbale modérateur yi. seen lëfal nday. modérateur yi képp ku gëm alxuraan sunu bul wàcce kii. génne wàcc leen ma. kenn doo wàcce. boo leen gëmee li ngeen doon ngeen may wàcce. non ku gëm alxuraan sunu bul wàcce waaj incha allah. dina bon si Sénégal. seen xol yi bon yi. mbokk yi bàyyi leen ko rek tëj leen seen micro ngeen bàyyi ko mu wax incha allah. après ngeen def ci vidéo incha allah. mbokk ku ko wàcce wala moo wàcce boppam ah. salaamaaleykum. xanaa moo wàcce boppam. Ouais, peut-être, je pense, peut-être. waaw ala kulli xaal mbokk yi dama bëgg am loo xamee ni kenn si yéen ku si nekk mu waajal ci boppam. Le frère a dit une chose de très importante tout de suite. gis nga y a un des pieux prédécesseurs kenn ci salaf dafa laaj benn borom xam-xam fii ci Sénégal dafa ñëw ni ko yow dégg naa waaraatekat nga mu ne waaw mu ne ko ndax mës nga dem kaso mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mës na la dóor mu ne ko déedéet mu ne ko ndax dañ lay saaga mu ne ko déedéet mu ne ko yow dafa mel ne bon ndax mu ne ko képp kuy woote ci manhaju ahlu sunna wal jamaa te amoo noonu kenn xasu la kenn saagawu la kenn menacé wu la kenn tëju la kaso mu ne ko wooteegoo ci yoonu ahlu sunna wal jamaa loolu il faut que ñu xam nga moo tax bu ngeen gisee souvent gars yi man duma leen bàyyil dara Muhammad Rasulullah wallazina maahu ashiddaau ala al-kuffar ñun yéeféer yi te ñi yore yenn kàddu yéeféer yi maanaam ndaw su mbaam du sax man yaa ma yàlla baal sax di may tooñ mbaam maa ngi tooñ mbaam lu bare ndaw su feebar soosu nga xam ne ñoom defe na ni ñoom ñooy dogal ci nit bay wax yenn genre wax yi ndax ñàkk xam tawxiid ñàkk jàng alquran ñàkk xam histoire àddina mbokk mi dégg joxe ne exemple bu leer Sonko ak Diomaye yëpp kaso lañu jógee kii dem présidence kii dem primature donc yooyu ay exemple yo loolu du dara man mii di wax dem naa fa jëluma dërëmu kenn violé wu ma kenn tooñ ma ñii ñuy wax problème yi wax ñu kenn lu ñaaw
seen diine défendre seen diine moo tax bu leen man mii di wax bépp mbokk boo xam ne yaa ngi def daawa nee naa la préparel yàlla nee na innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ñoom seen pexe ay pexe neen la rek ay nit ñoo xam ne fenn ak sos mooy seen métier di jël ay nit seen ay fonction boo demee ci police bi wala ci gendarmerie bi wala feneen ak feneen ay nit di jël seen i ay fonction di ko utiliser contre l'islam contre daawa bi ñu defee ni loolu yàlla mu mel la fi teg nga defee ni loolu day déedéet dafa am loo xam ne wax ko moo jotagul mais wallahi wa rabbil kaaba déglu leen ñi fii rek ay fan man Aba Usaama déglu leen ñi tuuti rek gis nga am na luy xew fii ci réew mi fii wallahi daf fiy jeex wallahi daf fiy jeex dafa am ñu nekk ci réew mi defee ni réew mi ñoom ñoo ko moom defe ni loolu li fi amoon ay jamono moo fi am ba tey ay kuréel nekk fii am seen ay lobby defe ni lu nekk mën nañ ko fi régler déedéet réew mi ku dul yàlla moomu ko te ñun dara duñu dal laa wax lu dul li yàlla bëgg ci ñun loolu xam nañ ko moo tax dafa am na ay shayatin yu nekk ci kuréel yii am na lu ñu bëgg ci réew mi mais bu ñu ñaan yàlla mu ko loolee sotti wallahi man Aba Usaama maa ngi ko wax am na ay shayatin yu nekk ci dëkk bi nekk ci yenn kuréel yi defe ne bu ñu xamee taal bi ñun dañuy dellu gannaaw dañuy bàyyi daaw bi ñoom loolu la ñu foog wallahi azim ñoo ngi jéem a taal daay boo xamee ni bu tàkkee ñoom seen loxo lay jëkk a boyal billahi personne n'a intérêt dama koy wax nag je le répète ma ni ñi war a araftu nañu araftu ñun li ñu nekk nii ragaluñ ko de wallahi wa rabbil kaaba ñun li ñu nekk nii ragaluñ ko guddi ragaluñ ko bëccëg luñ ci mën a fekk mën nañ ko jaral nañu ko parce que yàlla dafa jënd ci julli ñi seeni bakkan ak seeni alal yàlla nee na ma jëndal ko aljana yàlla dafa jënd ci julli ñi seeni jëmm li ñuy déglu wax ji nañ ko déglu alquran karim la inna la shara bil mu'minin anfusakum yàlla suñu bakkan la jënd wa amwaalakum anna lahumul janna yàlla aljana la ko jëndee ñun nag sama classe gi aljana jaral neen lu ne yàlla nee na yuqaatiluuna fi sabilillah déglul yuqaatiluuna dañuy xeex ci yoon yàlla ñu rey leen sax wala ñu rey yàlla nee na ñooñee jox naa leen ngërmal yàlla ma ni suñu classe gii dee ci yoonu yàlla moo ñu gënal lu ne bu ñu àddina bi yëpp doon noonu ñun pour ñu bàyyi daaw bi duñ ko bàyyi daañu def ni Baye Ibrahima defoon daf ñuy jaral ñu sànni ñu safara àddina bi yëpp toog ni na waaw comme ni ndaw si doon def wa mbalee pour moom elle est heureuse pour moom soxlaam yow bis bu nekk ñoo ko ne di dajji sa sëriñ si dañ leen di dajji guddeeg bëccëg seen caaxaan yi ñu fi bind daañu ko teg ci penc bi dajji ka kenn mënu ci tous laa wax dajji bi kenn mënu ko freiné dajji bi kenn mënu ko freiné loolu la leen ñun bu ngeen ñu reyee ngeen dagget ñu ngeen soos ñu yàlla dana génne ñu gën a dëgër foofu au début daaw TikTok bi nga commencé ñaata nit la ñoon matu ñëwoon juróom léegi ñaata booy ñooy dajji par ñoom seen tuwaan nit lañ barki dem moo jaay lañ fi ñëw ñoom Moussa Camara ak ñoom El Hadj léegi gars yi ngi dajji ci français di dajji ci anglais di dajji ci lu ne archive yaa ngi fi lu ngeen wax gars yi génne ko teg ci comptable te yéen su fekkee yéen ñaata nit ay ñu fi doon tëral ay xale ci ay sajaada di séy ak ñoom barki Dembo Ndiaye benn waay ñu ngi naan góor jigéen la ak du góor jigéen ak yeneen affaire yu gën a garaaw ñu ki ñu fi jàpp ay audio mu naan day jabar jàmm dama lay ali fasak lu nekk yéen ay njombe seen ay gars détourné fi ay xaalisu ay projet yu kenn xamul enturbané wu ngeen bëgg rey nit ñi fii yéen bu nit ñi di wax ci diine nee naa la ñi bokk seen kuréel yi seen kilifa yi dañu war dem ñu lem seen kaala bu mu génn ñu toog ci wut leen ay kaso laa wax ngeen tëj mbokk yi nekk ci biir kaso yi la benn du at doon wax da ngeen may dugal ci kaso yi def naa Abdou Hamid Kish da ngeen may dugal ci kaso yi ma génne ci kaso yi ay mujaahidiin yu dëgër këcc parce que da ngeen may tëj ci ñoom ma leen di waar ñu génn bàyyi càcc gañ doon def ak rey nit juddu nekk ay jullit te bañ ko doon tëjee ci kaso Égypte yi noonu la mujj ga ñu génn nekkoon ci kaso genn waag yëpp ay sàppe lañ doon def di jullit ci biir jàkka yi ci biir kaso yi ñu génn nekk ay mujaahidiin man mii di wax dund naa loolu tëj nañ ma ci kaso guddeeg bëccëg may def daawa ñu may dugal ci kaso prison tey bi bu subaa ñu yóbbu ma beneen cellule teewul néeg bu ñu ma dugal ma def fa daawa ba ni ma génnee ma ni lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana fa ala allahi falyatawakkal mutawakkiluun
dara du ñu dal lu yàlla li mu namm si ñun mbokk yi ku am looy ragal ci daaw bi bàyyil de ku am looy ragal nga ragal ku la xas wala ku la ŋàññi wala ngay ragal kaso wala ngay ragal état bu lay xeex ma ni bàyyil de ñun forcé wuñu kenn mu ànd ak ñun diine yàlla ji laa ikraaha fi diin amul contrainte hatta bayyana rushd min al ghayy mbir mi leer na nañu de ku bëgg toppal boo bàyyee yaa xam nit boo bu àddina bi yëpp murtadoon laa wax bàyyi fi islam dafay dund bu àddina bi yëpp bàyyi woon islam yàlla du tere mu nekk yàlla te kaam ak yàlla gisa mujj jamono daañu ko toj ndax ku gëm yàlla dootul des ci kaw suuf yàlla moom ñu fekk waaye nag gis nga yéen ñii fi nekk nii yàlla wërsëgal leen ngeen xam alquran ak sunna gis ngeen seytaane bu jigéen bi fi yéegoon sànq kooku boo ko laajoon farata julleem xamu ko léegi ñooñ ñuy yebal du ñu yebal ay borom xam-xam ñi ci nekk ci ñoom ci xaw ci jàng alifun baawun boo leen déggee ñu wax da nga leen di jéppi ndax xam-xam jàng nañu ay téere mais luñ la wax mu doon erreur keroog dégg naa ci benn nit mu naan day jëm défendre xaw ma di jëm comparer Umar ibn Khattab ak sëriñam naan woo bu Umar dalee bu nangam dalee Umar bu Umar defee nangam looloo ndax xadis bii diw xadis boobu wax ne Umar ba mu nekkee ci kii bi di gis xaw ma lan kii saar yi yow léegi Umar ibn Khattab xalifatu rasulullah bi nekk ci xulafa rashidin ngay méngale benn waxkatu lu dul dëgg boo xamee ni day tëdd guddi yow suba teel naa yonent bi feeñu na mag nangam maanaam il faut arrêter yii nag ngeen di buñ ko daj man ku may jàpp nang ma jàpp ku may bàyyi nang ma bàyyi ku bëgg jàkkaarloog man ñu jaayante ci deret wallahi ma jaayante ak yow ci deret diine yàlla ji jaral na ma ko man dem leen fu nekk wax naa leen que dem leen fu nekk ngeen leen waaji terroriste la tëj leen ko suñ ma tëjee daawa bi day continuer defoon nañ ko man def naa ñaata weer prison dafa tax daawa bi taxaw Serigne Touba jël na ko fi yóbbu ko Gabon dafa tax islam taxaw Serigne Touba jël na ko fi nekk Jurbel ndax dafa tax islam taxaw El Hadj Malick mi ngi fi naan anamo jóge nañ fi dafa tax islam taxaw yoon saa soon jóge na fi dafa tax diine ji taxaw yoon yàlla Yusufa bi mu nekkee kaso dafa tax islam taxaw maanaam képp koo gis mu naan jullit lii la dal masta kooku nit ku baax la waaye képp koo gis mu naan la ndokk wallahi kuy ndokk nit te jàll yow yaa ngi nekk ci pont jàll goo gaal gi nga gis kuy lab nga koy ree yow yaa na fekk li koy labal yow di la labal man je préfère aller en prison pour la vérité que di dund ci shirk wallahi di dund ci dëgg dee ci dëgg moo ma gënal di dund caaxaan dund koo xam ne loo wax muy bàkkaar loo xalaat muy bàkkaar loo jëf muy bàkkaar mbokk yi bu leen ñii distraire gis nga jël leen ay plainte man de maa ngi xaar man li ma gën a bëgg ci sama àddina mooy ngeen taxaw ma taxaw ak yéen tribunal àddina yi laa bëgg ñu taxaw fa waaye itam ñu taxaw maa ngi yéen tribunal yawmal qiyaam suñu kanam borom jàlla waala loolu la li ma gën a bëgg mooy loolu waaye tribunal àddina yi billaahi wal kitaabi defar leen plainte dajale leen ay vidéo ngeen jël seen fenkat bu mag boobu mu fen ngeen ànd ak yéen seen mbooloo mi fenkat ngeen ànd ak doomu sëriñ seeg doomu diw day saaga suñuy maam diw dajale leen fabriqué leen ay vidéo yu kenn xamul ngeen yóbbu ko dig ay nit a fa nekk DGC ay nit a fa nekk ngeen jël prison bi gën a bon ci Sénégal ngeen yóbbu ma fa maag samay nit ngeen seet ndax daaw dana taxaw am na fu ngeen bëgg yóbbu réew mi wallahi wa rabbil kaaba autorité yi bi su nekk ma wax leen ko gis nga ñeneen ñi bàyyi ay benn nit ñaari nit ay chaatin yu nëbbu ci gannaaw ay profil nanguñ sax génn seen kanam ñuy menacé nit ñi ñu nit da ngay dem ci service état yi fekk fa ay nit ñu lay wan benn photo sëñ naan la man diw laa gëm da ngeen war bàyyi seen i kenn xamul te ñoom dañ leen fa teg pour état nous sommes dans une république le Sénégal est une république laïque et démocrate nga dem si magistrature bi fekk fa ay nit yoo xam ne ni seen i tarixa la ñuy utiliser poste bi toog di ko défendre seen i tarixa man léegi rek sànq rek gis naa benn waay wax na ma ko fii man nangam laa yow xanaa nangam nga te boobu man maa ngi ci liggéey ci administration bis bu nekk stigmatisation bi gars yi di def au nom de la république ñu koy defal ay des citoyens sénégalais
naan leen waaw Sénégal gi il faut ngeen xam ne yéen vous êtes une minorité mais bi gars yi nekkee Médina gars yi yàlla dafa ne am na ñoo xam ne nee nañu ni minorité lañ bàyyi leen ahlu sunna duñ minorité ci kaw suuf de loolu na leen leer te wallahi bis bu ngeen fi taalee daay laa wax yéen a ciy lakk loolu nag j'en appelle à toutes les autorités yi ñuy déglu ñun nous sommes des Sénégalais à part entière pas des Sénégalais entièrement à part su fekkee ni nag yenn gars yi da ngeen leen di bàyyi ñuy utiliser la justice di utiliser la police di utiliser gendarmerie ku nekk tenue ba nga solee ba pare nga takkaat benn ndombo benn kuréel ba di collé ma ni yàlla gis na la te parce que boobu nga toog yàlla la fa teg nag ku nekk administration foo toog yàlla moo la fa teg boo jàppee ni sa sëriñ moo la fa teg wala keneen moo da ngay tuto fou le doigt dans l'œil te loolu nag nous n'accepterons pas que ça se passe dans ce pays là. Voilà. Barakallah fika akhi, doy na quoi, c'est bon. Et je voulais laisser ma place et en partant, je vais faire référence à un commentaire. Juste, je vais descendre, frère. Je vais descendre. Il y a dans le commentaire, pardon, s'il vous plaît. Il y a un commentaire qui me traite des Maliens. Attends, il m'a traité de Malien. Il y a un commentaire où il me dit ici, c'est pas le Mali. Je ne sais pas, Tambacounda, ça fait partie du Mali? Parce que j'ai pas parlé en Wolof. Non, il dit c'est pas Mali. Je sais pas, est-ce qu'il a mes papiers là? Je peux montrer mes papiers ici. Hein. Moi, je suis. Mais monsieur, s'il vous plaît, ce gars-là, t'as pas besoin de le répondre. En tout cas, si la région de Tambacounda fait partie du Mali, oui, je suis malien. Il ne faut pas le répondre, quoi, ces gens-là. C'est des ignorants comme ça. Voilà, frère, justement, frère c'est ça. Il ne faut pas le répondre, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. D'accord? Le problème, c'est que ça leur fait mal qu'on dise que leur truc là, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça n'a rien à voir avec la religion que prophète nous a légué. La religion n'est pas sénégalaise. La religion n'est pas malienne. La religion n'est pas ethnique. Donc, il ne faut pas écouter ces gens de personnes. Ils essaient juste de distraire. Non, mais oui, c'est ça, exactement. Parce que comme je n'ai pas parlé Wolof, comme là, comme Wolof, pour moi, malien là, quoi. Il y a des Chinois du racisme comme ça là. Il y a des Chinois qui parlent Wolof. Voilà. Moi, c'est ok, barakallahu fikoum. Et puis, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Les gens de Bida là, hey, des fois c'est compliqué. Hein. Voilà. Que Allah nous assiste. Salam alaikum. Al-Faris. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Touba. wa rahmatullah. Amadou Mondjouli. Oui, David, ça va bien? Jaayef. Talibé. Yéen si jàmm. Ouais, dem na. Waaw, ñu ngi jaar. Yéen si jàmm. Alhamdulillah. Alors, man dama bëggoon intervenir rek ci un aspect. Ci plusieurs points yoo xam ne sëñ Ismaïla wax na ko. Yoo xam ne boo seetloo ci da koo teg rek ci interprétation boppam, ci analyse boppam, mais tegu ko ci loo xam ne day am ay objectifs par rapport à ce qu'il avance. Le Sénégal, c'est un pays laïque. Li ñu naan musulman yi fi ëpp lépp yàlla def na c'est un pays laïque. Chacun peut pratiquer sa religion te du am kenn koo xam ne da koy xañ ndax lu nekk ñu ngi koy gis ci réew mi façon religion bu nekk mu ngi fi bu ñu yàlla boole nag ñu tuddee suñu bopp ay muslim ñu ne ay musulman lañ ba pare nag ay sensibilité yu xaw a wutee nous avons un langage à se tenir boo xam ne parce que am na luñ bokk loo xam ne mooy nëbi mooy ñoo bokk julli gi ñoo bokk koor gi ñoo bokk dem màkk gi ñoo bokk li nga xam ne mooy les fondamentaux ñoo ko bokk kon bu ñuy waxtaan ñi nga xam ne waxtaanuñ dañuy yàq boo leen bëggee def point focus si ñooñu noonu waxtaan bi lim sens bi mu war a jël coloration bi mu war a jël orientation bi mu war a jël pour ñun ñëpp ñu jëriñoo ci duñ ko am kon nous devons au moins d'une manière ou d'une autre poser le vrai débat ensuite sëñ Ismaïla bàyyi bu la nit attaqué nga attaqué sëñ bi attaqué wu la waxu la te l'islam nanguwul loolu yow sëñ Ismaïla référence yi ngay joxe yëpp te gannaaw ci yàlla nga koy jël ak yenent bi ak ci hadis yi yenent bi mës ta wax ne bu la kenn attaquel sëriñam wala attaquel kenn déedéet moom moo la attaqué ko moom waxal moom mi la attaqué mu li tax nga war ko attaqué mais munoo wax moom mi la attaqué wëcc ko fa dem attaqué koo xam ne moom tudd la taasugu la waxul la dara ba mu génne àdduna depuis 1927 waxul la tudd sa tur
nga bëgg attaquer parce que tout simplement tu veux faire mal en faisant mal une personne tu fais mal à une communauté à une majorité importante te ñooñu waxuñu la toujours tudduñu la taasuñu la ça pose problème dans un vrai débat un débat intellectuel c'est ce que je voulais dire n'est-ce pas maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. d'accord ni ngay pare taalibe noonu ngay enchaîner ci commentaire bi nii maa ngi lay nuyu xam naa nuyu ma la sax xaaral yow. waa léegi. non du bii xaaral kii mami xaaral tuuti s'il vous plaît. taalibe dafa am ci benn période bu ñu nekkoon ñu doon nasiha tonton Ismaïla doon nasiha moo doon wax sax ci affiche bi di nasiha ki nga xamante moom moo fi tuutaloon ay waajuram di yëkkati sëñ bi naar moo gën ndeyam ak baayam nga jotoon def commentaire bi ni nga ne et si ce sont tes parents qui vous ont présenté le chef li nga demandé en tant que li nga mën benn connotation la en tant que voilà merci beaucoup waaw c'est ça léegi xam nga man nga ci jublu kaddu waaw loolu laa la bëggoon wax dafa am ñoo xam ne waaw moom laa bëgg a expliquer ni kii sëñ Touba maa ngi lay dégg bu baax allo yaa ngi may dégg bu baax a baax voilà dafa am ñoo xam ne ñoom yóbbuwuñ seen waaw kay dafa am ñoo xam ne yóbbuwuñ seen bopp si sëñ bi dafa am ñoo xam ne seen judd sax seen tudd tur bañ tudd sëñ bi moo ñëw téye ko seen baay seen kilifa ci boppam ki leen jur joxu leen tur sëñ bi moo ñëw moom ci boppam téye liir bi jox ko tur ndax tur bi baay ji ci boppam moo ko may sëñ bi ne ko tuddee ko ku la neex doom ji yoon maa ko jur yow yaay soit mu ma tuddee nga tuddee ko sa bopp waaye ku la neex tuddee ko kooku ba mu juddoo lañ ko jox sëñ bi baay ji d'accord ne lu mu am d'accord ne moom kooku sax lu mu am na ko jox sëñ bi man moom mii ndax taalibe la sëñ bi di moom muy taalibe doom ji di taalibe da koy jaral mu jël xale bi yónni ko ci liggéeyu sëñ bi xale bi dem di liggéey ci ndigalu ay waajuram di liggéey yi yu demee noonu xale boobu noonu ci màggee ci loolu kon day xam lu ko bàyyam sas day xam fi ko bàyyam teg ak position bi mu teg sëñ bi ndax position boobu waajuram ji ko jur moo ko jox position boobu war ne ko man mii maag sëñ bi bu ñu la tànnal sëñ bi d'accord ndax sëñ bi moo ma gënal nga tànn ko au lieu que nga may tànn loolu dafa am. d'accord loolu dafa am. d'accord léegi nag waxuma ki nga xam ne. waaw. waaw daaneel dama bëggoon nga tënk daal parce que intervention yi xam naa dina am solo demal. waxuma nag ki nga xam ne. waaw dafa am contradiction ak ses parents waxuma kooku am ñoo xam ne ba ñuy dem fenn seen baay yëgut seen ndey yëgut te loolu ñu ci bëri. bu ñu mësaan dem ci sëñ bi seen sëñ bi da leen yónni waat seen waajur yi ñu ci bëri man gis naa ñoo xam ne dans l'histoire ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci xam du seen ndigalu waajur sëñ bi da leen daan delloo seen i waajur wala ne waajur d'abord sëñ suite loolu dafa man jëy plusieurs fois moo tax man je ne veux pas que nous posons notre analyse notre discussion au niveau des brebis galeuses. Ça, c'est le plus grand danger d'une discussion sereine et sérieuse. Il y a une discussion sérieuse. Quand on a des brebis galeuses, nous savons que nous avons des références. Nous avons des éléments référentiels. C'est le vrai débat qu'il faut poser. Mais ce que je vois, Talibé, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Nous, on est assez mature. On n'est pas inintelligent ni inintellectuel pour nous permettre à nous de nous rabaisser à un niveau tel que de porter le débat avec Yo Yang. Chaque fois tu viens, moi je te tutoie parce que je te considère comme un vrai frère, parce que Magio Denis t'a suivi du Wartan, mais Mosso m'a dépassé ce cadre, Mosso m'a dépassé ce cadre. Donc, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, et toi aussi, on le fait d'une façon assez noble et respectueuse. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, Denis Wartan sur des bases un peu qui. Donc, nous, tu ne dois pas te permettre de porter ce discours-là. Parce que nous, on a toujours demandé des référentiels par rapport aux pratiques que certains font dans ce pays et de ce qu'ils font ou bien de ce qu'ils veulent faire de cette religion. Nous, on les appelle à un débat scientifique, pas un débat guerrier.
Les gens non seulement ne portent pas le débat scientifique ni un débat guerrier ouvert, mais ils portent un débat injurieux et calomnieux. Lolo, dañ koy gis il n'y a que ñi nga jappé ni tay ji ñoo gëna ëpp xam-xam ci kuréel yoyu ñi ci dugg ci suñuy ki yëm ñu jappé lon au début ay borom xam-xam tous 99,99% finissent par verser dans la calomnie, dans l'injure et dans la débilité intellectuelle. Ñom ñëpp nak on a vu Hassan Bolt, on a vu Cheikh Kenen, on a vu Kenen. Lolo, on le voit. C'est déplorable dans un pays où certaines personnes te disent que ils sont dans ces confréries avec des convictions, mais qui en vérité ne se transforment plus, ces convictions-là se transforment plus en une confusion intellectuelle qu'autre chose. Moi, je comprends que on te demande ay dalil. Nga ñew di wax ay débilité yo xamé ni yow ça n'a rien à voir avec liñ la laaj. Yow nan ngay nekk ci benn mbir. Nous, depuis combien de temps, nous posons des questions. Nangam bi fo nga teg ci alcorane ak sunna. Mais il n'y a pas ben 11 ou bien ben début de réponse bu ñu am. C'est pas sérieux. Mais li ñuy def ñen ñi comme lan day Ismaël comme lan. Dama ni 95% ou bien 99% des gens yi wax dañu nek dans ces confréries là. Yi yek fi dans nos lives là. On leur pose des questions claires et pertinentes. Sur ce qu'ils font et les références ci Al-Qur'an ak Sunna, 99% d'entre eux non seulement ne répondent pas, mais ils versent dans la conviction, dans une conviction, dans une confusion collective, mais ils versent carrément dans l'injure et dans la calomnie. Il n'y a que 1%, sa classe qui l'a gis, ñu tok fi ngay waxtaan ak ñom ba paré duñu saga. Je te le concède. Duñu saga, yow pourquoi bo ñëw gars aisément ils te laissent dans le live 1 heure de temps, 2 heures de temps. Pourquoi? Parce que da ngay ñëw, même si les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, mais vraiment tu essaies au moins d'argumenter ce que tu dis. Déjà pas parce que nga tok fi mo ma kay wax. Mais kooku mbokk dañ def remarque boobu motax bo ñëwee aisément les gens te discutent avec toi. Mais pourquoi pas? Yow mi nga xamné même li ngay wax parfois c'est voilà, mais tu le dis avec une pensée vraiment un peu analytique. On ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que tu dis, mais nous nous battrons pour que tu aies la liberté de dire cela. Tu puisses le dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Mais moi, je me battrai dans nos panels pour que tu puisses être là. Mais d'accord. Moi, je peux comprendre une personne qui Manam, mais subhanallah, c'est honteux quoi. L'homme sénégalais est plus haut que ça normalement. Alors, je suis d'accord avec dama demoon liggéey nii bon là j'ai besoin de prendre quelques médocs et voilà me reposer un peu. D'accord, c'est vrai. D'accord, Inch'Allah. Jaajëf, merci beaucoup. Alors. léegi doon ma may ma wax yàgg naa fi de. te sama bopp de bismillah. Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñu changé atmosphère tuuti soxna si bismillah. waa léegi sànq kii wàcc nii mu ngi doon posé mu wàcc ma. waxal dégg nga. non yow kay waxal soo waxul indi kafe gi. soo waxul kay kenn du wax. waa dëgg la su ma waxul kenn du wax ah yow sànq nii dama dégg sa biir wax yow nga ne dangaa naan kafe moo tax ngay xataraayu nii. billahi tey kafe laa ndékki. waa déglul. tey moom kafe gi kan moo la ko indi Serigne Dia. ah. kafe gi nga naan. kafe gi loolu du débat bi waaye yow tamit nag. mais bàyyi leen nu waxtaan nag bàyyi leen nu waxtaan. dañuy waxtaan ndax léegi ñu ngi tudd sa benn copain bu tudd Jean Kofi ivoirien la. ah mais Serigne Sénégal bayul café yaay booy Sénégal bayul café di fan lay jëlee café sëñ bi fu jëlee café ba di ko jox. papa ji dama waxtaanee ci ndal rek. ah waaw damay laajte wax ma fa la ñuy bayee café Sénégal. déglu ma rek dañuy waxtaan ak ci ndal
man xaw ma moom kay laay def nii yow. waaw dëgg man xaw ma fu ñuy bàyyi waaye suñ Touba moo ñu indi café di Serigne. café gi nag Ivoirien bi ku lay wax nii maamu kooku moo ko jox Seydina Mohamed li may wax nii. sëñ Touba fu mu jëlee xaalis fu mu jëlee café fu mu jëlee xaalis. sëñ Touba fu mu jëlee xaalis yow yaa mujjee yëg man waxuma yow dèjà waxuma yow. yow gëmoo yàlla gëmoo suñ Touba. ñun ñu gëm ne yàlla gëm suñ Touba. gëmoo suñ Touba yàlla laa gëm yàlla moom gëm naa ko mais suñ Touba. kon kay gëmoo suñ Touba. waaw la moo tax may gëm suñ Touba damaa war a gëm suñ Touba. may ma rek ngir jëm ndax damaa war a gëm suñ Touba. ndax damaa war a gëm suñ Touba. ndax wareef la pour man li ngeen wax métti na ma lool damaa métti ba sama bopp bi métti. li ngay wax sama commentaire yi ngeen tëj na ngeen tëj ko. boo wax dañ siy taxaw soxna si. waaw ndax sama man commentaire wareef la ndax man wareef la pour ma gëm suñ Touba. non damaa def Touba rek incha allah. ndax gëm suñ Touba dafa bokk si samay farata. dama kaa bëgg. yaakaar ko rek bàyyi la xale bi yeggali waaye ngay nappaati nii. bàyyi waaw jàmm day wax lu ko neex man mënuma njëkkanto ñi ngay napp man bokkuma ci. murit lam daala murit lam ñoo la daala gën a naqari dere fuuf ñun ay ñoo la gën a tàng diine fuuf. non man tànguma diine de. rek la rek ci waxtaanee ko. lii mooy waaw dañ koy waxtaanee àttal ba taalibe xaaral taalibe defal nànk taalibe defal nànk. non Bamba bul ko tuube waay doo waay. bu tëj sama micro baa ngi soxna si waa léegi defal nànk soxna si bësal pause yow yaay bës pause man waxuma yow. man café bu amul suukar laa ndekkee tey de café bu amul suukar. yow léegi soxna si moom xuloo la tax la jóg tey yàlla na yàlla jubal leeral ay mbiram si boppam bi defe naa. yow CMF lu nga wàcc ko yow. taalibe xaaral maa ngi jégalu si professeur bi professeur ndànk rek. lu nga wàcc ko laa la pour bàyyi wàcce jàmbur yi xale bu jigéen waaw taxawal ñun amuñ ay jigéen ñu bëri ngay wàcc jigéen bi. taalibe dañ def ndànk te yàlla tax rek seex bi léegi dafa ñëw bu wax fi ay wax yu bëri te loolu nañ ko leeral donte moom mi ngi si suuf ñëw nee na café gi sëñ Touba moo ñu ko indi sëriñ mooy loolu mooy wax lan sëñ Touba bu indee café sëriñ ok luy problème bi dafa mel ni man ma dem fan Casamance bu may jógee Casamance indaale madd Dakar daa tax man maa indi madd Dakar man maa tax waa Sénégal xam waa Dakar xam madd ay waxu dof la léegi nañu wax tamit sëñ Touba fa la jëlee xaalis bu mu jëndee café ba mu koy indi ak ay gaar yi mu yoroon sëñ Touba ba muy ñëw ay valise la indaale def si ay téeréem fu mu jëlee xaalis bu mu jëndee yooyu yëpp sëñ Touba dañ ko doon fay ba mu nekkee Gabon dañ ko doon fay chaque weer dafa doon jot pension. chaque weer salaamaaleykum wa rahmatulah. xaaral ma yëgale King maa ngi jégalu bu wér soxna si yéegalaa leen ko waaye dama ko soxla si bopp. ok léegi sëñ Touba da doon jox pension chaque weer dañ ko doon fay chaque weer si prisonnier bi ngeen wax noonu dañ ko doon fay chaque weer est-ce que comprendre si xaalis boobu xam naa si la jëndee as café bu muy ñëw soxna si defe naa loolu leer na sa bopp bi moo sëñ Touba ñun amuñu pour gëm sëñ Touba. kii CFM. xaaral dañ ko doon fay mu koy jël li may wax pare waxuma loolu ma ne moo pare après non boo waxee dara dañ ko teg on pose le point ce point là d'abord. tëj leen micro taalibe bi waaw incha allah léegi dafa ñëw mu ne gëmoo sëñ Touba soxna si ñun suñu diine santuñu pour ñu gëm sëñ Touba ñun suñu diine l'islam bi santuñu pour ñu gëm sëñ Touba loolu dama bëgg nga def ko sa bopp bi boo ñëwee di wax naan ay gëmoo leen sëñ Touba loolu on s'en fout gëm sëñ Touba pour rendre si diine ji dafa am benn njëriñ. waaw très bien yéen gëmoo leen sëñ Touba ñun ay murid lañ gëm pour ñu gëm sëñ Touba loolu laa bëgg nga xam ko ñun. yàlla waaw léegi li ngay déglu man fi mu toll nii bi may wax gëmoo di Kara taalibe Kara Bamba xaw moom laa doon wax nga ñëw dugg ci man instant yi ngay napp ci. non non fii boo fi yéegee ñun ñëpp ngay waxal. man jigéen bàyyam bokk na ci barki alquraan karim wallahi azim yéen kan ba kenn du wax si yéen. bu fi jooy de. jooy yàlla tere. yéen ma yàlla dafa ne defal ndànk rek gars dañ la wàccee de defal ndànk dañoo waxtaan. jàmbaar du amul waaw nañ def ndànk rek. jàmbaar gars dañ la dama bañ ñu wàccee la defal ndànk rek. jàmbaar yu ma ndànk rek xam nga man moom xale laa quoi man dama waxtaan ak yéen si njëkk. waxtaan na ñun loolu lañ bëgg ku waxtaan ñun si njëkk. waaw léegi noonu la waxtaan ak si yaram teggin. yu ma jàmbaar. waaw gëree sëñ bi. waaw ni ngeen rafetee njort ne seen yaay ak seen baay mënoon jur. nga ngeen war a rafetee njort ne suñ Touba moo indi café xam nga ñun noonu lañu rafetee njort ni sëñ Touba nga war a rafetee njort ne suñ Touba moo demoon si géej. waaw defal ndànk rek defal ndànk léegi rafet njort googu ñu am ne suñu yaay ak suñu paay moo ñu jur noonu lañu amee rafet njort ne sëñ Touba Maam Mor Anta Sali ak Maam Jaara moo ko jur est-ce que xam nga loolu. waaw. voilà. waajuram waaw loolu nangu nañ ko. léegi loolu nangu nag loolu dëgg nañ ko waaye. noonu nga nangoo man tamit sama yaay yow xam nga ngaa judd yow xam nga ngaa judd ñun la yow
kii moo sa yaay kii moo sa baay leeru la yow leeru la sëñ Touba tam dafa judd ñu ne ko maam Jaara ak maam Mor Anta Sali ñoo la jur. ba léegi nangu naa ko ba léegi nangu naa ko sëñ Touba laa ba mu juddoo dañ nangu naa lool maam Jaara ñoo nangu naa loolu waaye kon luy problème bi bu ko dingee suñ Touba ba mu liggéey yàlla ñun lépp loo xamante ni dafa utee lépp loo xamante ni lépp loo xamante ni dafa utee defal ndànk respect la ñu nekk di waxee mais dama bëgg nga xam ko lépp loo xamante ni si suñu diine ji dafa utee alxuraan ak sunna ñun dañ koy weddi sëñ bi suñ Touba lépp lu bind rek alxuraan lu ko jëlee non lépp lu wax yàlla mën naa la indil mbindam yoo xam te ni doo ko leeral ci alxuraan suñ Touba la amul lépp lu lii lépp lu bind si xasida te bu leen ma wàcce rek ngi jëm si non waxoo dëgg de sëñ bi loolu moom yow soxla kii damaa soxla yow kii boobu am na xadar de xanaa Touba nga dëkk soxna si waaw yow kay ni ngay waxee da ngaa kii quoi ba sëñ Bamba pire ba xam yow loo ci man yow dañu xale jigéen ñi dugg fii ci laaj nga leen di napp man doo ma napp de bu fi jooy yàlla xam na ne jarul leen ma jooy yéen yow am foofu nga yow ba léegi yàlla dama mbaam foofu man nit laa man dama mbaam foofu dëgg ma man tamit yow da ngay wax mbaam yow kon dégg nga làkku mbaam mami dafa ndànk yow dégg nga làkku mbaam naka mbaam yi ni nga dégg nga làkku mbaam yow kon tontu làkku xaja làkku lépp laayam la te fi doon ni ñi ngi déglu ma taxawal li leen metti ba ngeen koy li tingat ci Sëñ Tuubaa man moo ma metti ba ñëw li wax ak yéen te waaj laay bu leen wàccaat te waxul leen neexal sax su ma paree ngeen bloqué ma loolu problème man non ñun dañu la bloqué ñun dañuy tàllaay chaque jour ngay ñëw di ñu gis ñun duñu la bloqué jàmbar defal naa non attends ça va passer comme ça jàmbar defal naa non attends defal naa kenn mooy wax day noppi yow nga wax mais yow nga bëgg wax ku jigéen ki wax loolu mënul ne yow da ngay wax moom mu noppi ngay wax waa ji dina tontu loolu mooy yoon waaye yow nga bëgg yéen ñaan ñëpp ngeen bëgg a waxandoo loolu mënul ne waaye yow na ku jigéen ki noppi yow nga wax boo loo laaj mu tontu la te moom it na nga fexe ba bu la laajee na nga tontu jeex na. benn instant defe naa loolu moo gën a yenn maanaa ku jigéen ki day ñëw wax ñu bëgg ko tontu yow nga ñëwaat di waxaat si kaw waxam loolu mënul nekk. waaw benn instant ndax moom ñëw na nee na gëmuñu Sëñ Tuubaa léegi beneen iman fi islam moo gën quoi bindi rek bindi noir sur blanc da mu ñatte sinon mooy loolu semence bu may yooyu yaa ëpp booy grat quoi waaw dëgg léegi taxawal soxna si defal naa defal ndànk soxna si defal ndànk nañ da ànd ak dal tuuti rek xam naa ne instant bi waaw defal ndànk waa baal ma waa léegi maa ngi lay jégal nga ma amul benn problème ci njëkk rek ok waaw macha allah léegi si njëkk ak teraanga quoi yow da nga ñëw nga ne gaw ma Sëñ Tuubaa yow gëmoo yàlla léegi ponku ngëm yi lan nga li nga xam te ne yàlla moom lañu digal pour ñu gëm ko laa bëgg nga bàyyi nga fàttali ñu ko ñun yow laa ne la daxal nga sànq ne damaa ne man damaa gëm Sëñ Tuubaa nga ne yow gëmoo Sëñ Tuubaa ma ne la kon yow gëmoo yàlla waaw léegi ponku ngëm yi nga xam te ne moom la yàlla defal naa ponku ngëm yi la laaj ponku ngëm yi soxna si lan mami waaw mami maa ngi jégalu waaw Mbacke Ball ay sax amul solo waaw balaax maaram ay sax saa seen maama demoon géej seen maama demoon géej julli fa ñaar raaka ngeen nangu ngeen ko war a nangu nag est-ce que waaw dëgg la léegi ñun daa am loo xam suñu café gi ñu ngi koy naan nag waaw café Touba gi indi ñu suñu xasida yi ñu koy jàng nangul leen ñu loolu ak sa man nangul naa la ko léegi nangul naa la waaw léegi déedéet am na benn côté boo xam ne nangul naa la ko soxna mami defal ndànk nag doy na nag bàyyi li ngay def déglul taxaw man déglu si liñ lay laaj nag nga bàyyi li ngay def nangul leen ma foofu noonu waaw nangul naa la man nangul naa la léegi jeex na nga xam loolu laa bëgg a wax lu tax nangul loolu suñu xasida lu tax ngeen teg ne suñu xasida yi ñun ay way la waaw déglu xasida yi xoolal bu la neexee nga def ko sax alxuraan garaawul loolu du problème lay moom laa ko def saa yu ma xëyee di déglu di bég sama xol waaw amul solo macha allah mami léegi mami waaw macha allah waaw déglul léegi doo déglu waaw nañ ma capturé nañ ma yóbbu sax YouTube waaw déglul
léegi mami ñun dañoo am loo xam te ni dañ koo bëgg a xam mooy li nga xam te ni moom la ñu yàlla sant pour ñu gëm ko maanaam ponki ngëm yi loolu lañ bëgg nga bàyyiloo ñu si xel nga fàttali ñu ko incha allah ndax man daf maa të quoi ndax damaa dégg nga ne su jàmbar mën naa wax non man soxna si laay waxal de soxna si waaye jëla Fall Sarr boobu damaa bëgg a wax am na bëggoon wax ak yow rek non doo bàyyi soxna si mu fàttali ñu ponk ngëm ba pare balaa def naa demande jël ma amul problème dinañ la jël mais joxal soxna si téléphone am soxna si nag bii mooy sa dernière chance yow dégg nga wax jooju ñu doon wax kii nii mbër moom bii mooy sa dernière chance yow bii mooy sa dernière chance bii mooy sama dernière chance mais man li ma bëgg wax ponku ngëm yi waaw déglu ma rek déglu ma ba pare rek si sëñ bi danga may déglu bu ñu paree danga may déglu ñu waxtaan si dal ak si tee waa si dal la wala laajee ponku ngëm waaw léegi danga may déglu waaw maa lay déglu si ponku ngëm xam nga lu tax ma demandé waat déglu ma rek xam nga lu tax ma demandé waat kii si kaw nii moo tax ma demandé waat ndax Kim bismillah dafa yow dafa mel dana tardé soxna si suba ñëwoon na man naa fekkoon na ma bi kay après dana si suba question bi ma leen posé noonu moom ngeen ma répondre moo tax ma demandé waaw léegi man dama la bëggoon seen laay sa duma si dugg waaw d'accord xaside bi ngeen wax ne du xaside waaye la loolu foo leen ko teg waaw man loolu intéressé ma dama ne kenn ku leen wax li la intéressé yéen yaa ngi ni bëgg wax li la intéressé mu ngi yéen ngeen bëgg wax loo xam si ne man intéressé bu daa mën a ne li ngeen bëgg mooy kenn ñu jóge ci murid yi ñëw ci yéen yàlla tere ci àdduna waaw léegi yow fexeel ba loolu nekk encourage xam nga lan la yow suñu fatigue quoi yow boobu ba léegi man maa la yéegal yow bala gars yi wàccale man maa la yéegal teg la parce que waaw pourtant yow laa doon waxal de déglu ma pourtant yow laa doon waxal de mais kii moo ñëw taxal dere tàng jër ma ànd ak moom tàng jër dinaan sama café Touba di bég waaw mais loolu problème sa café gi lu nga ko suukar xanaa nee naa la mu dékkee tey amul suukar di sëñ bi voilà léegi yow kaay léegi yow daa am lu ma dégg si yow lu ngay nattalu yow lu ngay nattalu mooy xasaay salaamaaleykum sëñ bi asalaamaaleykum xale bi jàngul bu ngeen oo ko ci bind yow yaay kan si gars yi man waaw mala sin xaadim mu sell mu tedd mi la ilaha illallah lu la sellal lu la teddal lu la kennal laa ilaha illallah suñ bàmba képp ki rek donc laa ilaha illallah nga ne kan moo la sellal seen bàmba nekkatu fi seen bàmba moom kan moo ko sellal dong moom kase rek nag waaw mais moom ku ko sellal bàmba boobu ku ko sellal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah comme xam nga ni ko yàlla rek a mas a gëm de moom mi sellal bàmba waaw moo ko sellal moo fi indi ñu fi jërëjëf yàlla ñu ngi si barsàq yàlla na ko yàlla yërëm nekkutul fii mi ngi moom kay dem na yàlla mi ngi fépp fan yàlla mi fépp comme moo ngi si duus yi tamit moo ngi si duus ak si puub yeeg lépp booy recevoir gaan ni yaay yaa ngi dem kaay waay respect non yaa ne moo ngi fépp waaw mi ngi fépp waxen na rek sëñ bi def ko fépp yow bi yaa respecté sëñ bi def ko fépp Moussa déedéet sëñ bi kay mi ngi fépp su ñun Moussa mais duusi si loo mesere yi si loo bokk de waaw wuy ma la yow kan ma sa sëriñ yow kan ma sa sëriñ jaakara léegi lan moo tax nga gëm jaakara parce que dof la woon moo taxoon ma gëmoon ko de dof la woon parce que daa amoon ay faaga yu muy dugalaate xam nga voilà la yow dof nga topp dof mais noonu la fekk ma xam nga yi ñaar soriwul leen kon mais noonu la fa demee dafay ànd ak dof de dof laa am waaw noonu la demee ne kon instant man nit ñi laay waxal waxuma ak rabu àll yow sa sëriñ daa gën sama sëriñ yow ku sa sëriñ non wuy ma non instant yaa ngi di gën sama sëriñ ba ma mujj sëriñ non li du yoon léegi yow wax ma sa sëriñ dama la wax sama sëriñ ba pare nga di nga ko nëbb sa sëriñ wax ma kuy sa sëriñ moo xool ndax daa gën sama sëriñ di nga duma de ñu ngi rek pour def ay demande yow sëriñ Tuba yaa da ngeen nëbb doom doo doom déedéet moom moo door sama sëriñ na wax sëriñ Tuba moom moo ñëw door sama sëriñ lu tax ngeen làkk seen sëriñ bëgg a génn seen sëriñ ma jaakara mooy sama sëriñ bi di ko wax na ko sëriñ Tuba nit la uy ma gis nga xale jigéen ñi murit yi def demande xam nga ñaata lañu yow sëriñ Tuba yaa def lii
xanaa gisoo demande yi ñëpp ay taalibe jigéen ñu murit lañu. murit yi temps yi dañuy faam moo tax. ay xale yu jigéen. dañuy wut jëkkër. waaw xaara kii dafa am question bu ñu koy laaj rek mu dem Abdul Malik bu soobee yàlla du kii mami. Mbacke Balla ay sa buri. mami xam nga man lii laa gën a bañ daal ngay teesante sëñ bi xaaral nga naan ko baax foo jóge dëgg la xoolal waaye dafa fekk ne suñ Tuubaa dama ne waaw déglu ma man nga ma papa n'est-ce pas xam nga soobu yi ñu waxtaan ci dara dégg alquran duñ dégg man moo tagguma sax waaw déglu ma soobu yi ñu waxtaan ci dara ak tey déglul ma wax la phrase bi dafa terrible lii tax nga am doom sax amaguma ko kon bul ma dugal voilà xale bu ndaw laa ma mot la pap foo gisee loolu ma doom amaguma jëkkër léegi nañ bàyyi wax jooju yow li nga wax nii dafa diis laa xawla wala subhanallah billahi méttuut de man nga ma papa kay waaw déglu waaye dafa fekk ne dafa fekk ne seen sëriñ ngeen war a bañ a nëbb di génn suñu sëriñ ba pare di ko teg ci internet bi di wax na suñu noonu am na yenn xam si mën naa ñàkk nag sëñ bi te yaa ngi ne suñu Tuubaa nga tudd mami est-ce que sama commentaire ngeen tëj tëj leen ko waaw après naa ko tëji ma ne mami n'est-ce pas yaa ma naroon defal doomu daal invité na la Magal Touba dégg nga waaw d'accord léegi xaaral léegi dafa am li ñu bëgg dañ am nañu demande dañoo bëri xam nga ni tam bu la joxee cër nga delloo ko léegi dafa am lu ñu la bëggoon laaj lenn rek la waaw mooy fi nga nag dafa bëri ci déplacé grand xoolal waaw maa ngi changé réseau nga dugalaat ma waaw d'accord am problème kii mami waaw kii ponki kii lañ soxla ponki ngëm nga baaxee ñu ko ngëm ci bari waaw arkaanul iman fil islam ngëm ban façon ngëm arkaanul iman fil islam ponk ngëm ci islam xam nga l'islam dafa am ponk waaw bismillah loolu dafa xamu ko moom waaye en tout cas sama ngëm-ngëm Sëñ Tuubaa ci fa lañu xeex Sëñ Tuubaa soo ba léegi depuis xeex di yëg di wala mami nangu lii nag sama ngëm daal Sëñ Tuubaa la yam ak sama yaay sama papa waaw xaaral ñu expliqué la defal ndànk ak yàlla mami defal ndànk dama ne sama yaay la yam sama papa ak yàlla mami est-ce que mën nga déglu ak Seydina Muhammad waaw waxal yàlla déglu li laay war a suuli doo déglu yow kii di wax ak yow doo déglu sa gémmiñ fexeel bu ko tijjiwaat fii de mën nañu waxal doomu àll yi nag ba ma pare mami waaw ponki ngëm ci lislaam nga ne mooy lan nga ne ponki ngëm mooy lan ci lislaam ko demoon waaye man li ma xam ginnaaw yàlla jànguluñu la sa diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sama yaay ma sukk jure sama papa ak Sëñ Tuubaa man ñoo laa gëm maanaam bu ma la déggee sa ponki ngëm mooy gëm nga yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw sa yaay mi la sukk jur waaw ak Sëñ Tuubaa waaw gëm naa leen muy kat ak lan des na de ñooñu de gëm naa leen ak sama waa famille ak sa waa famille ñoom ñaata waaw ak sama mbokk murid yi nekk ci live bi waaw xaaral sa waa famille muy 5 ak sa mbokk murid sa waa famille waaw ak sa mbokk murid yi nekk ci live yi muy 6 waaw ñooñu rek nga gëm yow ñooñu rek nga gëm waaw yéen diine bi l'islam sa l'islam déggoo ma de yéen fi mu toll nii mënoo leen maa tinget mënoo leen maa def dara instant li ma dama gis diine soxna si moo gën musulman dama nga jàng sa diine moo gën ngay jàngay ni tinget yàlla mbuuraan damal toog la ilaha illallah mami Marisa la tinget yàlla mbuuraan ku la bëgg a yërëm la dana naan soxna si demal nga jàng si diine te nga bàyyi doomu aadama yi da ngay xëy balaa boobu jël seen bi tekk lu yóbbu la dana laaj si diine du la laaj kenn demal nga jàng si diine moo gën ci yow mais Sëñ Tuubaa demal nga jàng si diine Sëñ Tuubaa mais affaire bi c'est pertinent quoi mais mi moo fi andi yëpp asalaamaaleykum Abdou Malick Sëñ Tuubaa leeral leen ko après ngeen bàyyi mu dem dañ koy leeral après ngeen bàyyi mu dem Sëñ Tuubaa affaire bi c'est pertinent quoi Abdou Malick affaire bi c'est grave quoi maanaam boo xoolee moom li muy taxaw di défendre sëñ bi lii sëñ bi la li ngeen di wax ci sëñ bi nangam dugg na fi génn fii maanaam énergie bu mat ci ci joxe yëpp maanaam lim ci kërëng di ci sonn yëpp maanaam boo xoolee yow sa question c'est simple say ponk ngëm mu lay wax ay sama yaay sama sëriñ
yonent bi non laa xawla wala quwwata illa billah. attends léegi si wax jooju sax mbokk yi maa ngi tuub maa ngi jégal bu wér léegi pour xaddu xaw ma moom tamit même question bi lañ koy posé après même question bi kii 4 heures temps mi ngi fi d'accord kennal yàlla yow mi bind sa compte kennal yàlla nañ déglu tuuti quoi ñu waxtaan xaaral dañu waxtaan ci xel rek defal nànk sëñ bi yow te non yow yaa war a def nànk moo wax dañuy def nànk ñu wax wàccee leen kii mbokk la non deflu ma non defal nànk sëñ bi mënoo ñëw di non bu leen tëj micro bi la ñuy wax daf leen yàgg na fi defal nànk bu leen non bu leen sonal rek depuis ci non nekkul affaire la mbokk la ak yooyu yëpp loolu du problème bi bu dee mbokk tamit day def nànk sëñ bi waaw moo nekkul affaire de mbokk ak yooyu noonu d'accord maanaam yéen a bokk kii quoi da ngeen di waaw da ngeen di yéen a bokk bii quoi moo tax xam nga xamu leen ak tour bi nii da ngeen yaakaar tour bi mais xam la mooy wax buñ ko joxee kàddu gi après mën na nasi xam mbokk yi loolu du benn problème mais bu ñëwee bëgg def nii après saa waay tontu ko après daf fi indi benn bruit quoi léegi mën naa wax sama xalaat ci fenn rek wala waaw non xaaral xadi tontu ñu après soxna si 6 heures temps def nak bi dañ ko war a décharger mu libre place bi non may leen bi ñi may billionnaire mu ñëw après madame bi ñëw am naa mu benn dama bëgg a commencer mooy ki bindoon fii léegi kennal yàlla loolu je sais pas dama bëgg a wax ma ne gis nga nit simple rek ordinaire soo faatoo yaakaar naa war nañu war maal sa jëm ba nit ki waruñu la tudd naan la ay ci toilette nga nekk ay neferek yooyu noonu nit ku dee rek war nga ko jox cër boobu noonu waxuma laa koo xam ne bi diina jotee lu mu bon sacrifier na vie ngir diine bi lu mu bon sacrifier na vie ngir dëkkam ndax mënoon na toog fii bañ a dem ay dëkk yu kenn xamul wala yu kenn xam mais dafa bàyyi fii léppam dem sëñ bi li nga xam ne dama lay tàgg